TFM mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi dikk ak yéen ci seen édition 17 18 ñu ngi koy amal altine lañ koy tàmbalee Mouhamadou Papis Diaw moo ci ànd ak yéen altine ba alxames àjjuma ba dimanche ngeen ànd ci ak man ñu am mbégte bu yaatu dikk ak yéen ci xibaaru campagne yi di leen ko jagleel ak correspondant yi nga xam ne ñoo ànd ak juróomi candidat yi jàpp leen ko muy élection yi ñu fas yéene amal ñaar fukki fan ak ñeent ci février mu nekk élection yoo xam nag juróomi candidat ñoom ñoo ko fas yéene dem bokk ci juróomi candidat yooyu président Macky Sall président candidat sortant la Idrissa Seck Ousmane Sonko El Hadji Issa Sall ak Madické Niang kenn ku ci nekk groupe Futur Média télévision Futur Média yebal na reporter bu ànd ak yow dinañ jokkoo ak ñoom ci biir édition bii di 17 18 ñu ciy ànd aussi ak invité ni ñu koy defee ngoon bu nekk tey ñu ànd ci ak Boubacar Camara nag ku ne xam ne ca ndoxte la candidat la woon waaye bokkul ci ñi nga xam ni mooy juróom yu mujj jàll loolu nag tax mu dem ànd ak Ousmane Sonko ci coalition Sonko président moom Boubacar Camara moom la ñuy recevoir tey mbokk yi ci seen édition 17h 18h ci TFM monsieur Camara ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Papa Ngagne di bëgg lool di dajawaat ak yow. ci émission bi di sant yàlla ci lim ñu boole ci combat bi nga xam ne ci 2019 dafa nekk moment bu am importance. ci avenir u réew. c'est vrai mën nañu wax monsieur Camara mais mën nañu wax maître Camara aussi. waaw xam nga fi mu ne nii moom li ñuy wax rek. mooy vérificateur nu mu tuddati superviseur général campagne Sonko. d'accord waaw léegi moom casquette boobu rek laa nangu fi mu nekk nii. d'accord jërëjëf voilà ci li tax ñu wax maître mooy ñu fàttali ni avocat la ci barreau bu Paris moom Boubacar Camara ndax mën nga ñu wax lu waral ce choix ci coalition bu Sonko président te yeneen coalition nekk fi Benno Bokk Yaakaar mi ngi fi ak Macky Sall. pourquoi pas moom boobu moom bokk ci. Idrissa Seck mi ngi fi. PUR ñi ngi fi. Madické Niang mi ngi fi. pourquoi choix bi te nga wax ma avant tout pourquoi nga ne kooku moom bokk ci bi ma waxee Macky Sall. waaw xam nga avant ñuy dem ci waaw ñun dañu inscrire. waaw ci opposition. dañu def bilan évaluer ni réew mi di doxee. bàyyi ay at. muy doxee noonu. waaw bi ñu demee ba gis ne ni muy doxee dafa laaj ñu jóg dugal ci sunu loxo. ñu choisir camp opposition. dugal ko donc mënoo choisir camp opposition critiquer benn façon doxalin bu changé wul. nga dem ba ci biir benn circonstance am nga ne da ngay changer pour défendre loolu. d'accord c'est des trucs d'opposition. mais bu fekkente ni programme yi mën na par exemple bu fekkoon sa programme présenté nga ko candidat Benno Bokk Yaakaar mu gis ni mën na ko intégrer ci programme am. waaw mais loolu tax li mu ko ci mënul intégrer moo tax ñu nekk opposition. d'accord waaw donc pour Sonko choix bi dafa am ñaari vitesse. benn bu njëkk bi. mooy booy def choix da ngay seet ndax war ngeen a mën a ànd. loolu bi ñu ko xoolee ci wàllu programme xool ci wàllu discours. ci wàllu constat ñu bokk ni ñu gisee Sénégal. bokk aussi li ñuy combattre. loolu war nañoo mën a ànd ñu waxtaan ci bu baax ci programme yépp tënk ko ba xam ne war nañoo mën a ànd. dinañu ànd ak du ñu ànd nag loolu dépendul ci man Boubacar Camara parce que ñun dañu am mouvement jéngu ngir jëriñ Sénégal biñ ci waxtaanee. dañu réunion def directoire ñu nekk 80 personnes 52 yi ne ñoom Sonko la ñu àndal. expliquer lu tax ñu ànd ak Sonko. 19 yi ne Idrissa Seck la ñu bëgg ñu àndal wax lu tax ñu bëgg ñu ànd ak Idrissa Seck am 8 yoo xam ne yi dañu abstenir donc bi ñu defee synthèse bi loolu moo génne Sonko mais avant loolu dañu jox ñëpp information yi wax leen ku ci ne ne war nañoo mun a ànd. ñett ñi nga xam ne ñi waroon nañu mun a ànd ak ñoom te ñu ñëw seet si ñu moo doon Idrissa Seck Sonko ak Issa Sall ñoom ñett ñëpp waroon nañoo mun a ànd waaye bi waxtaan bi ñëwee te kon démocratie la ñuy fonctionner ñu décider ànd ak moom. noonu la dem. d'accord ndax ànd bi ndax ànd wax nga da nga fa am lu ngeen bokk ci li ngeen bokk mën nañ ci jàpp système bi fi nekk. lu ko fi jëlee parce que loolu moo nekkoon combat. waaw ndax loolu yéen a ko bokkule. waaw loolu ñoo ko bokk ensuite beneen critère bi mooy booy def combat da ngay bëgg succès. chance su succès yi dafa am importance mais ñun du critère boo xam ne moom kese la. yan chance la ñu am ñun suñu mouvement pour que combat bi ñuy combattre pour jëlee fii système bi mu antu. kooku benn la ñaareelu critère bi mooy
ci wàllu programme bi comme ni ma ko waxee. ñetteel bi nag mooy avenir u mouvement bi. ok mouvement Jëngu nekk mouvement bu bees am avenir am ci wàllu législative yi ci wàllu municipal yi kan la ñu gën a méngool kan la ñu gën a nirool ay militants. te ñun Sonko ak man dañu bokk ay militants. dañu bokk ay militants ci jeunes yi bokk ay militants ci ñi nga xam ne ñi daawuñu politique. ñëw dugg ci politique parce que dañu bëgg a changer donc daal dafa nekk harmonie boo xam ne moom it mu nekk sama xarit nekk suma rakk ñu yàgg waxtaan ci politique avant même may dugg politique ñu yàgg waxtaan yàgg déggoo ci ay valeurs. ma respecté parcours am. d'accord respecté taxawaayam. gëm ne nit ku honnête la. nit ku sincère la. d'accord xam naa dinañ ci ñëw dina am question boo xam ni dinañ ko aborder juste après mais bala ma si ñëw ñu dem fekki Pape Fara Gningue muy kenn ci suñu reporter bi njëkk moom moo ànd ak candidat Idrissa Seck muy Idrissa 2019 Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne. Pape Fara mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw xanaa yoon bu métti jëli bu métti xam naa moom kuy njëkk a doon jiitu réew bu dee fi nekk la wala keneen war na xool diggante Tamba ak Bakel jëm tamit Boroso gi ndax ngi nii di fi doog a yegsi moom mii di président Idrissa Seck mu ngi noonu askan wi ñu ngi koy jël si nag ca entrée ba ñu ngi otee cortège bi mu ngi nii taxaw nit ñi ñu ngi génn di ko wane seen cofeel ak seen bëccëg waaye nag démb fa ñu jaaroon xam nga nag foofu zone d'immigration la maanaam bërëb boo xam ne ñu nekk bi ci réew da cee bëri ñoom li ñu gën a bëgg daal moo nekk ñu jàppale leen ndax suñu mënoon am ministre bu des wàllu immigré yi ak consul bu dëgër boo xam ne dinañ mën a liggéey seen wàllu këyit ak lépp beneen lu ñu bëgg nañ jàppale ci wàllu barrage ñoom ba ñu nekkoon parce que ne ne bëggatuñu ay Tabaski sax ñuy jëlee ay xar ca Mali ak feneen suñu mel ak wàllu mbay meeg lépp daal ñoom wax nañ seen doléance waaye nee nañ métti na ba Idrissa Seck sànni fa xeer Macky Sall ne moom hélico la jël wàcc bi waaye moom marche orange yi muy def da ko def di mun a dajeek ab tel xam seen i jafe-jafe xam naka la ñuy dundee bu ko defee ñu mën ko saafara ànd ak presse bi yëpp ñu daal di koy témoin instant bi daal ñu ngi nii di dugg war a soogi waaye nit ñaa ngi génn di ko teeru moom président Idrissa Seck. jërëjëf Pape Fara ñi ngi ñu fàttali ne moom moo ànd ak le candidat Idrissa Seck bu Idrissa Seck 2019 ñuy xaarandi Habib Faye xaar ki nga xam ni itam moom mooy Dissa Préra ak Ibou Kane ñoom kenn ku ci nekk ak candidat bi nga xam ni ànd nga ak moom ñu wéy ba tey ci waxtaan bi ak Boubacar Camara yaa ngi doon wax ci li nga xam ni bokk leen ngeen ko ak lu jiitu ngay dugg ci politique ànd boo xam ni ànd ngeen ko mais ci wàllu système bi nga xamee ni mi ngi recevoir Abdoulaye Wade critique yu bëri da ngeen ko ci jël bi nga xamee ni Abdoulaye mi ngi koy recevoir yow nga bokk ci Pierre Goudiaby Atepa bokk ci ngeen dem te kooku ku ne xam na ni loo wax ci système bi bokk na ci ñi ko gën a incarné te ay la yowén mën nañu wax leneen ak leneen mais jombul ca la ngeen doon liggéeyanti itam soutien am ca la bokk ndax loolu mën ngeen ko leeral. waaw xam nga bi ñu demee seeti président Abdoulaye Wade mu jógee France ñëw wax li mu wax ñëpp dégg ko. mu ne day recevoir leader yëpp ñun dafa am importance ci ñun. ñu dem seeti ko bi ñu demee seeti ko dañu bëgg lool. parce que dafa wax loo xam ne lii dafa ne Ousmane Sonko man defaloo ma dara. man du ma nekk koo xam ne damay tagg ay nit comme ça defaloo ma dara mënaloo ma dara. man maa la xoolal sama bokk surveiller la xam ne xale bu honnête nga xale bu am conviction nga ci li ngay def. te yow da nga ma fàttali ci sa fit ak sa courage da nga ma fàttali man bi ma nekkee ndaw di xeex. pour ñun loolu dafa am solo ci xale buy doog a jóg. mag mu toll noonu ak expérience bi mu am. Abdoulaye Wade nga bëgg ko nga bañ ko boo defee bilan wu démocratie sénégalaise boo ci dindee lim ci def. li ciy des du bari ak bilan wu système sénégalais. waaw maa ngi ñëw ci système sénégalais maa ngi ñëw ci système. léegi loolu ñu tënk ko. ñu won ko ne diagnostic bi mu def ci situation bi ak fraude électorale bi ñun dañu d'accord ak moom à 100%. parce que ñun dañ ko dénoncer avant taxaw xeex ci. wone ne président Macky Sall bi mu ñëwee système bi mu fi fekk moom la wekki benn par benn ba mu nërmeelu. et que daf ko def rek pour assurer réélection. loolu ñu d'accord ci. solution yi mu proposé pour faj loolu solution yooyu président Sonko nee na ko mu jox ko dina ko examiner wax lu mu ci xalaat. kon waxtaan bi dina continuer. Abdoulaye Wade mun naa wax ne paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram.
ku muy soutenir ak ku mu dul soutenir moom moo koy waxal boppam mooy xam kañ la koy wax ak naka la koy waxee. ñun suñu devoir rek la ñuy def. mais bëgg ngeen soutien lool. te li jaaxal waa parce que pouvoir bi rek ñooy kaas. li leen jaaxal mooy connexion boobu moo leen tere nelaw. loolu ñëpp la war a jaaxal. mais Boubacar bul fàtte ni Ousmane Sonko dafa wax ni am nay président yoo xam ne ni ñu saax-saaxee réew mi ray leen rek moo dagan. boole ci Abdoulaye Wade dinaa ñëw ci système bi. ray leen moo dagan boole ci Abdoulaye Wade. xam nga tey kon boo taxawee ci rencontre bi naan bu ñu amee soutien jël. ci koo xam ne loolu man maa koy réaffirmer dinaa ci dellu si mu leer. dama ne la boo jëlee nit nga daaneel ko 65% en 2012 juróom-ñaari at ba pare juróom-ñaari at tegu ci ngay toppatoo ay audience am ça veut dire que daaneloo ko c'est-à-dire que su ma koy waxee ci français président Abdoulaye Wade dafa inscrire immortalité politique am ci digg ginnaaw sur le dos de Macky Sall c'est-à-dire que il n'est pas arrivé à faire oublier Abdoulaye Wade malgré li ñu doon reprocher Abdoulaye Wade yëpp ak critique yëpp nga daaneel ko 7 ans après ngay toppatoo ku mu recevoir ak ku mu recevoirul ça veut dire que am na lu des non yow li ngay wax du problème mu Benno Bokk Yaakaar rek mais problème mu ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre carrière Ousmane Sonko maa ngi dellu si suivre ci ay propos maa ngi dellu si dama ne la du affaire Benno Ousmane Sonko li mu wax ci système man maa ci ànd waaw système bi ab machine la boo xam ne dafa am lu muy produire li muy produire baaxul système bi mooy produire diplômé chômeur mooy produire nga liggéey 200 000 demandeurs d'emploi tous les jours moom mooy produire que Sénégal 49,2%. mais na wax système bi mais bu mu rey ñi incarné système bi. déglu dama lay expliquer waaw donc 49,2% ci loolu ci moom rek lañ ko mës a déggee. sénégalais fusillé 49,2% sénégalais. ok yoo xam ne pour ñu am lu ñu lekk problème la. seen statistique la ANSD moom mooy produire agriculture bi ni mu toll nii moom mooy produire élevage bi nga xam ne amul benn valorisation chaîne de valeur moom mooy produire ressources yi ñu am ñu koy saax-saaxee mooy produire corruption bi mooy produire wax-waxeet mooy produire transhumance donc système boobu di ko produire loolu laa lay expliquer ma ne la système boobu la ñu contre ku ci dugg ku ci dugg ñu contre la déglul ku ci dugg tant que yaa ngi ci système bi di ko dundal dañ lay compte boo génnee ci système bi nag intérêt sotuñ d'accord merci beaucoup baal ma dinaa ñëwaat ak yow ci loolu parce que li nga wax moom lu xaw a doy waar la pour man mais xam naa ni dinañ ko leeral incha allah ñu fekki Dissa Préra moom moo ànd ak le candidat Madické Niang maa ngi lay nuyu Dissa di la jégalu ci xaar bi sëriñ Pape maa ngi lay fay di la ziar ñi ngi jégalu ci xaar bi jégalu nañ bu baax a baax jërëjëf waaw fi ñu toll nii nag boo ñu ngi Saly nag Saly Portudal tey foofu la candidat Madické Niang gonto dina nag dem Mbour ginnaaw mu dem Tataguine ak yeneen dëkk-dëkkaan yi ko wër laataan nag muy jël avion tey di dem ca Brescia ndax ca Brescia suba dafa war a def ab meeting nee na nag meeting bu rek dafa war a def au départ sax dafa waroon def France Italie ak Espagne waaye mujjanteel gi dafa mujj bàyyi ñaar yeneen France ak Espagne parce que yéen ko yemale rek fële nga xam ne mooy Italie waaye nag laataa muy dem foofu démb il faut dire que candidat Madické Niang mu ngoon Louga comme li mu koy waxee nee na tëj na fa rajo te nag dafa ni jàpp ne que fii na ko tasar moom la ñuy xaar ci moom comme que léegi mooy le mot à la mode Pape Ngagne beneen mbir bu ñu mën a expliquer également Pape Ngagne mooy fële ci Louga démb yëkkati dafa ay kàddu yu am solo ku xam Louga xam na ne dafa bëri ay immigré moom jàpp na ne immigré yi bëri na lu leen di faat seen dëkk ñuy nekk bëri na yoo xam ne seen ay droit ak ñu leen salfaañe te moom bés bu ko sénégalais yi defee confiance jox ko réew mi yooyu yëpp dina ci taxaw parce que moom jàpp na ne que donte un pays a des intérêts waaye moom dina jàpp fexe ba xam ne ressortissants yi nga xam sénégalais yi ñu ngi nekk ci yeneen réew ñu mën a respecter seen ay droit léegi nag beneen mbir boo xam ne Pape Ngagne bëggoon naa ci àddu ndax Pape Ngagne jamono semaine bi yëpp ñu ngi wër Sénégal dafa am benn fait bu nga xam ne nag bëggoon naa ko egg citoyens yi waxoon naa ko rek mooy ab mbiru observateurs yi ci terrain bi Pape Ngagne gis nañ ne que présence su observateur Union européenne moo gën a fës Pape Ngagne ci région yi bépp bu ñu jaar nag man donte sax c'est discret Union européenne daal seen ay observateur lañ koy dajal ngëmbuwu ñak wax ak journalistes yi waaye gisuñu fa nag beneen observateur Pape Ngagne amul benn observateur bu nga xam ne Sénégal la jóge wala CEDEAO wala Union africaine sax boo xam ne teg nañ ko bët bu fa nekkee aussi fësuñu Pape Ngagne defoon naa ne loolu waroon naa ko yeggee askan wi lu am solo la waaw ñu am ñoo parce que depuis le début nag ñoom ñu ngi suivre processus bi ay tubaab rek la ñu
nag ay tubaab la ñu gisuñu fa benn noir bu nga xam ne vraiment mu ngi ci sur processus bi ba léegi ci tënk daal Pape Ngagne bokk na ci li nga xam ne loolu la ñu remarqué tey programme bi nag daanaka bu ñu door a tàmbali xam naa fii ak guddi lu ci mën na am rek nañ leen ko yeggee. merci beaucoup jërëjëf Dissa Préra kon ñu gërëm ko moom moo ànd ak le candidat Madické Niang information bi mu ñu wax itam Boubacar bu fekkente ni am nga ci loo ci wax rek mu ne observateurs yi nga xam ne ñoom la ñu gën a gis mooy observateurs yu Union européenne ñoom la gën a gis ci terrain bi depuis que ñi ngi ànd du ñeneen ñoo xam ne gis na leen ndax am na lu mu la inspiré loolu. waaw d'habitude nag organisation yi dañuy am seen programme. am na ñoo xam ne dañuy farataal ñëw dernière semaine bi. d'accord am ñoo xam ne ci veille scrutin bi la ñuy ñëw. xam naa loolu la war a nekk quoi. ok ñu continuer ci waxtaan bi ñu wéy ñu fàttali ni Boubacar Camara bu Sonko président moom la ñu recevoir mbokk yi tey ci seen édition 17-18 ci télévision Futurs Médias dafa xaw a lu xam naa ni dafa xaw a gëll góose li nga wax maanaam système bi boo ci nekkee intéressé woo ñu boo ci nekkatul intéressé nga ñu ba mais loolu Boubacar est-ce que lu waaw noonu lay fonctionner gis nga système li bon ci système mooy li muy jur li muy produire système bi li muy togg bu dee système baaxul li muy togg du baax système bi baaxul moo tax ñu koy combattre système bi ñi koy incarner ñi ci am responsabilité mooy ñi nga xam ne ñoo am dirigeant politique. en plus d'autres personnes am na ñoo xam ne sax ay entrepreneurs la ñu. ñëpp ñu nga xam ne situation bi arrangé na leen. ba pare ñu dëkk di noot ñi nga xam ne ñooy majorité. mais li ma ci jaaxal je suis d'accord mais bi muy wax fusiller Abdoulaye Wade. boobu loolu laa lay expliquer c'est-à-dire que. bi muy wax fusiller ko. rey ko loolu laa lay expliquer. xam nga fii kenn du fi rey kenn comme ni ko président Sonko waxee fii kenn du fi rey kenn Sénégal xamuñu loolu li ñu xam mooy ñu def combat démocratique. mu jaar ci yoon mais lu fi indi baat bi kon kuy gagné lan moo fi indi baat boobu baat bi. donc loolu ñun suñu objectif mooy fexe ba. système bi ni muy fonctionner mu mun a produire lu baax. loolu dañ ci am programme. ci programme boobu dëppoowuñ ci ak kenn ci candidat yi. parce que bu doon dañu dëppoo ak kenn ci candidat yi ci programme boobu. jox ñu ci benn aspect rek. ci benn aspect mooy ñun. ni ñu fas yéenee. suqalee Sénégal. mooy dañuy partir ci suñu ressources yi. bu ñu jëlee ressources Sénégal moo tax ñuy xeex ci wàllu pétrole beeg gaz bi. du rek moo fi nekk am na or bi phosphate bi am na ressources yu fi njëkkoon. géej yëpp ñun ci ressources yi la ñuy déparé daal di industrialiser réew mi. donc dañuy transformer. bu ñu transformer loolu moom mooy créer emploi nit ñi mën a produire consommer li ñuy produire am revenu ba pare xaalis bi ñuy am mën a alimenter éducation bi. alimenter santé bi alimenter sécurité bi donc système boobu nga xam ne moom la ñu bëgg a créer. mais loolu dina ba nga yomb xam ne majorité si yomb na loolu moom. non loolu aussi est-ce que dina yomb. par exemple wax nga pétrole bi. pour forer pour def leneen bu fekkee ci ay ressources nga ko yaakaar est-ce que dina yomb. waaw loolu laa lay expliquer xam nga loolu ñoom ñoo koy naxee nit ñi rek naan leen woy li ñu am ci ressource amuñu moyen pour génne ko boo amee lu dal ni 80 000 milliards ci ay pétrole. koo toog waxtaanal ko bu état bi amee capacité de négociation bi mu war a am ku mu toog waxtaanal ko ligne de crédit bu mu bëgg a am dina ko am kooku moom caaxaan la rek. schéma de négociation bi ak cadre bi ñu taxawal pour jël xaalis bi pour génne richesse yi moom la ñu taxawal. parce que boo jëlee richesse yow bu dee sa xel li mu daj mooy richesse Sénégal bu amee li ngay njëkk a def mooy jël sa frère jox ko mu def contrat. ligne de crédit nga dem fan nga ko mën a ubbee. mais loolu laa lay expliquer yow boo am nga richesse boo xam ne c'est vérifié. réserve yi certifié. Sénégal amul werante ci richesse bi am na fi. booy négocier pêche nooy def. daf koy wóor na Sénégal am na jën kan mooy ñëw di négocier accord de pêche fu amul jën. or bi balaa ngaa ñëw négocier da lay wóor ne am na. donc bu fekkee ne wóor na la am na valeur bi fa nekk même boo xamul valeur exacte bi di nga am benn valeur approximative boo xam ne à partir de cette valeur mun nga négocier à mémoire égale. waaw mais pour nga xam ko aussi ay experts ñoo la koy. mais loolu laa lay expliquer loolu da nga koy fay. mun nga ko fay. mën nga ko fay. da nga koy fay ci ressources yi nga koy fayee. loolu laa lay expliquer donc da ngay juutal démarche bi doo ñëw ne man awma dara ñëw leen jël ngeen jox ma 10% da nga naan li ma am mu ngi ne gàññ dama bëgg ñu waxtaan ñu xool ni ñu koy génnee ma fay la ci. schéma yooyu dafa am exploration buy laaj par exemple ay 100 milliards. wala ma ne loolu laa lay expliquer. ak loolu yomb na nga mën ko génne yow. ma ne la exploration bi richesse yi moo ko ëpp dëgg la wala du dëgg richesse bi ñuy explorer moo ëpp moo coût bi ñuy explorer kon nag bu coût bi nga xam ne bii mooy explorer gën a yées recherche bi yow yaa amul capacité de négociation. mais parce que xam nga lu tax amuñu capacité de négociation. parce que li ñu jiital mooy corruption bi. xaalis bi ñuy am ci pétrole bi. ak ni ñu ciy njuuj jaajee ak ni ñu koy jëndantee seen biir loolu boo ko jiitalee doo toppatoo intérêt Sénégal. loolu dëgg la donc système bi président Sonko ma daanalee foofu. système bi président Sonko di combattre. dafa bëgg système boobu daanu.
système bi jiital intérêt Sénégal ak intérêt sénégalais yi. daal di taxaw. merci beaucoup ñu dem fekki Alassane Ba moom moo ànd ak le candidat Macky Sall muy le candidat sortant Alassane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. oui maa ngi jégalu ci xaar bi aussi ah. Alassane non amul solo. waaw fan nga toll ak fan nga nekk ak candidat bi. ñu ngi Bambey jamono ji di amal ñetteelu meeting ci journée bi tey. jàppal ne nag candidat Benno Bokk Yaakaar ak convoi am léegi la ñuy door a yegg ci Bambey tàmbaleegul yéen a ngi dégg ambiance bi sur place accueil bu am solo boo xamante ni militant yi nekk fii ci Bambey réserve nañ ko bokk candidat Macky Sall jàppal ne balaa boobu amaloon nañu meeting bu fële nga xamante ni moo ci mi ngi neew di Souleymane Ndéné Ndiaye ñu ngi dalal moom naan moom mi dalal Macky Sall moom mi sax rafetlu na li nga xam ne teg na ko foofu te ngeen di daw te nee na su fàttali na gi ñëw ma nekkoon ñaari gaar ginnaaw Thiès bu jëm si wàllu chemin de fer te nee na bëgg na delloowaat te statut boobu gi neew ginnaaw bëgg-bëggam relancer waat lii di chemin de fer bi bëgg na tabax centre de formation bu jëm ci wàllu métier de chemin de fer bëgg na ngin gi neew nekk ab ëpp jëm ci wàllu transport ak logistique fab nañ buñ fa tuddee nag ndem nañu léegi nga xamante ni mu di Gossas boo ko tuddee tudd Mouhamed Boun Abdallah Dionne premier ministre bu Macky Sall foofu nag kii di Mouhamed Boun Abdallah Dionne fàttali na li nga xamante ni moom Macky Sall na ko foofu ci diwaanam andil na leen Sénégal wax na ko grand sapeur pompier mobilité yi nag yi am ay dalit wante itam brigadier fay tax na nee na commune bu Gossas dana fexe ba département bu Gossas dana fexe ba ñu may ko gis naa le premier jour pass nañ kon biñ fa jógee ci la ñuy door a fëtali fii nañ Bambey pièce bu Aïda Mbodj xam nga ko nekk fi nag ndax moom joxewul benn consigne jëm ci wàllum su muy jàppale nee na jàppalewul kenn yéen a koy fàttaliku génnam boobu ak taskatu xabaar yi kon jàppal ne buñ fi jógee Pape Ngagne dañuy dem ca Diourbel foofu la ñuy clôturer buñ fa jógee nag dem fanaani Touba loolu mooy changement agenda bi dem fanaani Touba bi mooy changement bi ndax Diourbel la ñu waroon fanaani Pape Ngagne. jërëjëf Alassane Ba kon ngeen dégg ko président Macky Sall kon bi mooy ñaareel bi yoon muy dugg Touba loolu muy ci bi nga xamee ni mi ngi koy tàmbali ca Mbacké ak bi nga xamee ni itam wax na ko léegi mu bàyyi ko Gossas war a delluwaat foofu ca Touba Boubacar ndax loolu am nga ci xalaat aussi stratégie de. waaw man de li ma jaaxal rek mooy président bu def 7 ans. waaw ba pare di afficher dëkk bi yëpp di wër dëkk bi yëpp. yow war a wax sa réalisation kay ñoo la war a waxal. kon nag boo demee ba nga xam ne coono bi yëpp yaa ngi ko ci daj am na lu xew ba pare nga def 7 ans ba pare di digg rek. yow kay waxal ci 7 ans yi lan nga def ba nit ñi ndóol bi ñu ndóoloon 2012 ba jëlee fi ki fi ne. ak li leen naqari woon naka nga fajee daani. man de loolu moo ma jaaxal ci campagne bi. mais loolu moom xam naa ne li ci des pour ñu àtte ko bareetul. d'accord da nga wax ni warul wax bilan la waroon a waxe da nga gisul ci bilan loo xam ni war na yéeme. waaw man li ma gis ci bilan nag moo ma gën a tax ma politique man parce que dama gis ne Sénégal dafa am potentialité pour jëm kanam. te niñ ko doxalee jëmul ci yoon boobu dafa teggi raay bi. bu njëkk bi mooy réew mu am ressources yu toll nii wax dëgg yàlla waroon nañu mun a jël xaalis bi dugal ko ci zone yi nga xam ne ak secteurs yi nga xam ne day tax mu am croissance boo xam ne day jëriñ Sénégal am na ko yooyu itam. waaw am na yokkute. waaw mais amul naataange. loolu noo ko mën a prouver yow tam. loolu laa lay expliqué am na te croissance bi nga gis ko. xam nga croissance boo xam mosoo ko fi dégg sax. waaw croissance bi bu baax la. waaw dem na sax ba romb croissance bi ñu amoon 2003 de 6,3. voilà te loolu. lu baax la ci yokkute économie. yokkute économie nag dafa nekkul critère bu am solo. parce que dañuy seet rek li alal ji fi duggoon ren ak alal ji fi dugg déwén. ñu comparer ko. loolu mooy croissance bi mais li tax mu am croissance alal ji fu mu jóge ak naka lañ koy fayee loolu mooy problème bi croissance su Sénégal ci endettement la jóge maanaam leb la. ci leb la jóge ci leb boobu da nga koy fay ñi koy leb ñoo koy liggéey ñu ci ëpp entreprise yi lu tuuti lañ ciy am. bénéfice yi bu ñëwee day demaat ci ñoom dividende yi bu ñëwee day demaat ci ñoom profit yi bu ñëwee day demaat ci ñoom emploi yi ëpp solo day demaat ci leb aussi du musiba ci réew. waaw non leb du musiba boo mënee leb ba ñu lebal la. non dafa am lebal boo xam ne bu ñu la ko joxee pour nga développé wu mais lebal bi ñu lay defal dañuy joxe pour ñoom ñu développé wu loolu mooy problème mu dette bi et aujourd'hui Sénégal en 2011 rek ñu ngi amoon ay 2400 milliards. mais nan ngay lebee pour ñoom ñu développé. waaw loolu laa lay expliqué parce que yow bu fekkee ki lay lebal
dafa indi entreprise am ne la damay defal benn terre entreprise am moo koy def. société moo koy def xaalis bi foofu la jëm bénéfice yi fa la jëm emploi yi ñoom la wala benn chinois ñëw defal la. entreprise am nga terre. waaw mais am nga terre. non justement li ma lay expliquer terre boobu ngay am jeexital bi muy am ci dundu sénégalais yi. moom moo dul am maanaam croissance ruusitu mburu la rek. lépp lu am solo ci mburu mi bopp beeg ñuuxit beeg mburu mi yëpp day dem ruusit yi ngay dese boo bëggee am développement da ngay wut moteur yu baax moteur bi mooy nga jël xaalis dugal ko ci agriculture te xaalis bi ngay dugal ci agriculture bi ngay dugal ci pêche ci élevage. xam nga ni def nañ ko ñoom. bailleur du la ko jox agriculture xam nga ni def nañ xaalis ci agriculture. non sa problème mooy li ko bailleur yi di. non 5% lañ fa def du dara c'est-à-dire que amuñu xaalis ressources yi ñuy war a jël pour dugal xaalis bu doy ci agriculture bi ba nit ñi mën a béy dund béy. sàmm bay denc bay soppi bay weccee mënuñu ko ci def parce que l'essentiel lu xaalis bi ñuy jël dañ koy dugal ci ay bâtiment ak ci ay projets yu mag parce que loolu moom moo intéressé ñu koy dugal mais élevage agriculture pêche artisanat culture fi nga war a dugal xaalis boo xam ne dafay am jeexital directement ba yokk vie wu sénégalais yi. defuñu ko ci donc modèle de développement bi ñu jël. au lieu ñu jël modèle bi ñu jël ñun industrialiser produire nit ñi am emploi dañu jël modèle boo xam ne dañuy endetté wu. di daxanteeg endettement bi ba mbëkk mur bi dem ci ajustement structurel bilan boobu moo tax dafa amul avenir. non ajustement moom eggaguñu fa. si fa lañ jëm. non xam nga mais la preuve bu amee benn choc exogène bu ndaw rek mais xoolal temps yi rek bi prix pétrole bi yëkkatoo tuuti dollar bi non je te dis bi dollar bi yëkkatoo déjà rek gis nga commencé coow frémissement bi am te fa la ñu jëm bu ñu toppee nii 2023 on aura 9000 et quelques milliards d'endettement donc schéma boobu moo baaxul. bilan Macky Sall mën nañ ko résumer ci est-ce que dundu sénégalais yi gën na baax wala non mais ñoom seen statistique moo wane ne genn wàllu sénégalais yi dañuy taqale lu ñu lekk. dañuy añ bu ñu añee du ñu reer. dañ daan li ñu daan lekk doyatul. dañuy leb pour dund dañuy leb dépense dañuy topp compter ci ay nit dañuy compter ci émigré yi te gis nga nu mu toll nii xaalis bi ñu war a dugal kas néew ci seen njàngu doom wala ci seen santé moom la ñuy dugal di ko dundee. loolu mooy bilan wu Macky Sall. te kooku sénégalais bi dañ ko vivre directement ku vivre loolu directement nag boo ñëwee di ko wax dinaa la defal lii daf lay déglu rek mais du la gëm. d'accord bilan wu Macky Sall aussi boole ci àll bi gis nga li fa PUDC def gis nga li fa Puma def. gis nga li Promoville def. yooyu itam te nga ci sa bët. du rek gis nga nag loolu mooy wane échec bi. ah bon xam nga lu tax moom mooy échec bi xam nga bu fekkee da nga am plan Sénégal émergent nga ne dama am projet jusqu'en 2035 donc am nga vision à long terme. donc fii ak 2035 am nga planification programmation pour développer réew war nga xam chaque année naka la situation bi di changer mais bi ñu jëlee yoonu croissance boobu ba dem ba ci biir la ñu rendre compte ne croissance boobu amul jeexital ci population yi ñu def nag ay rattrapage PUDC rattrapage la bi ñu demee ba réforme yi ñu war a def sax pour développer seen économie defuñu ko même réforme administration bi defuñu ko PUDC bi ñu ko jëkkee def. bien sûr PUDC lañ ko jox non PUDC pour dëggal li nga wax rattrapage peut-être mais du programme d'urgence. waaw loolu laa lay wax programme d'urgence bi dañ ko jël defuñu réforme bi. ñu dem axe frontalier Puma. DER pour def ay financement surtout à la veille des élections donc programme rattrapage yooyu ñu def dafay am impact. mais résultat bi am solo. loolu laa lay expliquer dafay am résultat mais résultat bi c'est limité à un petit secteur. du nekk résultat boo xam ne non seulement dafay durable mais du toucher majorité population bi donc genre tuufkaani la rek. dañ koy def rek pour wane nit ñi am nañu résultat ñoo fekk benn koñ bu ndaw nga def fa teen def fa lépp baax na ci population yi wala bourse familiale baax na ci population yi koy jot moo gënoon mu bañ fa am. mais bien sûr. moo gën mu bañ fa am. mais boo bëggee développer réew doo ne kii lu tuuti di. moom laay wut da ngay am vision bu leer nga am c'est-à-dire que ñoom seen problème mooy dañu amul vision et puis dañ ci boole lu ci bokkul lu ñëpp bokk dañ cee jotul moo tax ñun suñu programme d'ailleurs c'est ça jot na lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. li ñëpp bokk Sénégal la ñëpp jotul. ñii ñu ngi vivre ci conditions yu baax di profiter ci système bi ñii ñu nga fële di rey seen bopp di bor amuñu dépense. d'accord loolu mooy Sonko loolu mooy différence su Sonko parce que moom dafa ñëw kenn defalu ko moom moo ñefeel boppam. ci wàllu politique imposé wu ci wàllu syndicat imposé wu ci wàllu politique ñu naan dina dem ak du dem ak xale bi nii xale bi naa muy continuer mu dem ba ci biir mu bind livre ñaari livre la bind ci homme politique. ñaari livre pétrole wax ni ñuy piller dëkk bi parce que pourquoi mu insister ci loolu parce que développement bi Sonko bëgg a def jaarale ko ci industrialisation ci ressources yi la. boo pertee ressources yi rek ku la wax day développer Sénégal da lay nax.
képp ku la wax ne day développer Sénégal te sukkandikoo ko ci alal bi Sénégal am dalay nax. amul. mu insister bind ko. coow li bare ñu naan day wax ak du wax kenn weddiwu ko ba léegi. mu ñëw développer vision ñu naan amul vision day dem nii mu indi livre solution wax ni mu gisee Sénégal ni mu gisee monde bi ni mu gisee lépp question yëpp mu traité ko. ba pare teg ci programme jot na programme bi mu génnee livre solution dafa def appel à contribution nit ñi fu nekk ñu jógee fa borom xam-xam yi nekk Sénégal yëpp ku nekk wax domaine bi nga xam ne bi xam nga ko. ñu waxtaan tënk ko ci programme. mu ne nii lay defaree Sénégal amul kenn kuy expert aujourd'hui boo xam ne bii d'accord mais monsieur Camara nii lay defaree Sénégal mais ñu bëri dañ ko jàpp ni daf ko tegul ci honnêteté maanaam tegu ko ci dëgg tegu ko ci njub daf ko teg rek ci wax loo xam ni dafay indi coow lu ci mel ni mbiru 94 milliards yi. nga xam ni coow a ngi ci loo xam ni. loxoom daf ci tax rip lu mel ni par exemple 10 millions yu mu doon wax ak les députés. ñëpp jóg weddi ko ñu ne loolu amul lu mel ni li xewoon ci siège am bi ñu ne yàqate nañ ko ñu ne moom moo ko defal boppam c'est-à-dire genre yooyu nga xam ni daf koy wax te enfin boo ko xoolee ba ci biir liñ ci mën a jàpp mu nekk dëgg du bëri mais est-ce que loolu mën nañ ko jàppee nit koo xam ni nit ku am vision la nit ku honnête la. waaw xam nga Ousmane nag wax dëgg yàlla président Sonko mën nañ ko reprocher lépp ba mu des honnêteté ak conviction. loolu moom ñi ko xam ñëpp. gis nañ ko ci moom. wax naa nit ki ni mu mel wax naa œuvre am dafa am aussi connexion bu mu am ak peuple bi. parce que discours bi mu leen di tenir. exemple bi ma joxe ci léegi. waaw maa ngi ñëw ci discours maa ngi ñëw. nga xam ni dara gënu koo jaxasoo. discours ay bi waxuma ak ñii defuma lii laa ci def defuma lële. afay ñu xool gis ni lépp mu ciy wax noonu dara amu ci. waaw loolu laa la expliqué ma ne la discours bi muy tenir ak population bi connexion bi mu am ak ñoom moom moo tax ñu wóolu ko et du population bi rek ñoo ko wóolu. kàngam yi ànd ak moom di liggéey dañ ko wóolu gëm ko parce que ci pratique am kenn mosul gis lu waroo ci jëfam ak waxam xam nga ñun dañu nekkoon candidat par exemple man mii dama nekkoon candidat Atepa nekkoon candidat ñu ñëw ànd ak Sonko Atepa ci wàllu entreprise Sénégal loo ko mën a reprocher am na compétence boo xam ne ñëpp a ko reconnaître au niveau international. man mu tuuti bi Atepa après la ko Sonko reconnaître ci livre bi ngay wax nii rek. wax na ci Atepa. non lim ci tudd dinaa ci dellu si lim ci tudd mooy contact yi mu def. te loolu Atepa ci boppam moo ko wax loolu amul weneen mooy montré rek nitu dëgg bi mu doon. loolu mooy montré nitu dëgg man mi lu ma tuuti am na as tuut bu ma xam ci ni ñuy doxalee réew ci état as tuut lu ma xam ci ni ñuy doxalee réew ci administration. donc ñun du ñu asaaloo suñu soutien. donc ñun Ousmane Sonko boobu la ñu xam maintenant Ousmane Sonko bi ñu bëgg a peindre ñun mënuñu ko nangu parce que loolu propagande la xam nga koo xam ne kii dafa am scandale bu am mu dénoncé ko daal di porter plainte ne procureur moom laay xaar kooku mënoo ko reprocher dara. li ngay wax ne leer na déglu rek maa ngi xaar yaa ngi bëgg a dugg ci affaire avocat nag. ma ne non li ngay bëgg a wax nii. ci 94 non. baal ma dem jëli rek Ibrahima Kane moo ànd ak. doo jëlee noonu Ibrahima ñëw baal ma rek ñun dañu assumer ne. avocat Sonko lañu ñun bu ñu gisoon ci Sonko. ok loxo bu tax du ñu ànd ak moom. d'accord merci beaucoup Ibrahima Kane moo ànd ak Ousmane Sonko Ibou Kane ñi ngi lay nuyu allo Ibou Kane Ibrahima Kane Ibrahima la régie ak Astou Mbène Kane bu fekkente ni jàppandiwul ñu daal di wéyat peut-être ñu may ñu benn une minute ñu daal di revenir ak ñu war a dellu si ak Boubacar. waaw voilà si combat am en tant que député loolu boo xoolee combat Sonko en tant que député wax dëgg yàlla boo ko suivre ci session parlementaire yi ci budget yi ak position yi muy défendre dafa jël position wu député du peuple. loolu vraiment ñi ko élire député regretté wuñ ko. donc loolu du ma ci dellu si. ñetteel bi mooy affaire siège bi. mais na dem ji commission d'enquête bi koy affaire xam nga munoo boole lu bokkul yow bu fekkee da nga tuumaal nit porter plainte procureur bi nga xam ne mooy justice mooy àtte ñoom technique bi ñu utiliser mooy comme xam nañu ne bu amee dossier en justice dootuñu mun a def parlementaire ñu bañ dossier justice am ñuy jéem a profité di def parlementaire. loolu jaxase la dañuy utiliser institution état mais bëgg nga mu leer. dina leer na woon na dem mu leer. ma ne bu leeree moom yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul. kooku moom buñ ci tolloo xam nga lii du suñu thème campagne affaire yooyu. jiñaate yooyu. parce que ñun façon bu ne jiñ nañ ñu ko. léegi nag commencé nañu reconnaître qu'on est des hommes politiques sérieux qu'on existe qu'on a un programme. on a une équipe. capable de diriger le pays et que Sonko moom mooy le seul
fédérateur au Sénégal moom rek moo ci amul xaar ma yàlla ak kenn. ba pare nekk jeune. d'accord moo nekkul murid nekkul tijaan nekkul dara. moom daal li mu ne nekkul tijaan nekkul xaadar nekkul laay li mu ne daal moom fédérateur la daal. waaw non loolu mooy li ma wax rek dëgg la li ma wax rek. man xam nga ay conviction non li nga wax aussi bu yaa ni fédérateur la mën naa ci ànd ak yow. waaw c'est pas méchant. yaa am noo tuddee fédérateur. non mais mooy loolu. ni nga ko tuddee yow. waaw yaa ngi ko jëmale ci diine. mais ca la bokk. ma ne man fédérateur. maa ngi ko jëmale ci koo xam ne da ngay tëddee njaaxaanaay. ba tey ci la bokk. accepté ñëpp comme ni ñu ko bindee ci programme. ba tey ci la bokk ànd na ak yow ci ba tey ci la bokk voilà. ñu dem fekk Ibou Kane Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. Ibou mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. yaa ngi ànd ak le candidat Ousmane Sonko. d'ailleurs kenn ci ñoom Boubacar Camara la ñuy recevoir tey ci édition 17-18 bi. fan ngeen toll ci seen campagne. di ko nuyu au passage. jërëjëf ñu ngi lay fay malheureusement réseau bi. daw beel. waaw réseau bi moom nag day xaw a dem ak ñëw. tout à fait waaye jàppale ne rek Sédhiou la jógee tey mu ngi wutali fi nga xamante ne moom mooy Tamba ak Kédougou étape yooyu la ñu war a def tey jii. fi mu toll nii nag Diaobé la taxawoon quelques minutes temps bi nag mayu ko ndaxte ñu ngi koy xaar nee na fële di Vélingara ak ca Tamba waaye li mën a wax waa Diaobé rek mooy lu jëm ci wàllu marché bi moom nee na ambition mooy moderniser bu baax. li nga xam ne moom moo nekk marché hebdomadaire bi gën a rëy ci sous-région bi ndaxte lu ni mel nee na potentialité bu garaaw la loolu nag nee na bu ñu ko moderniser dina permettre ñu mën a capter économie pays limitrophes yi maanaam lu ci mel ne Guinée Conakry Guinée Bissau Mali ba sax Gambie. nee na nag loolee nag mission la ak volonté te moom buñ ko joxee confiance ba mu dem ci magistrature suprême lu ni mel dina ko amal avant muy yëg si Diaobé nag ñu fàttali rek ne tamit te Sédhiou la def xamal na leen lu néew ci programme am maanaam liste tamit li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe Sédhiou jàpp na ne Sédhiou moom dara daanaka amu fa nee na Sédhiou sax booy xool mooy région bi gën a pauvre ci Sénégal ndaxte taux de pauvreté bi buñ ko xaymaa mu ngi toll ci 65,7% te nee na loolee nag jéggi na dayoo te loolu mooy wane ne ñi fi jaar yépp kenn musul gestu Sédhiou loolee nag moom nee na loolu la bëgg a defaraat. naka la koy defaree nag day jox Sédhiou ay jumtukaay yu baax. maanaam ay usine de transformation dina ko fa jëmmal naka noonu itam infrastructure yi maanaam wàllu yoon yi ndaxte ñëpp ci lu wër Sédhiou daanaka amul pratiquement ay route ay piste la am ay latérite yu ni mel loolee nag nee na moom mu dañ wàllu santé itam naka noonu bëgg na fi jëmmal tamit ne hôpital niveau 1 ndaxte Sédhiou nee na amul cardiologue loolu yëpp amu fi ci pour toute la région te loolee nag ku fi feebar nee na musiba nar na dal sa kaw ndaxte am foo fajoo. jërëjëf Ibou Kane kon ñu gërëm la bu baax ñu fàttali ni moom moo ànd ak candidat coalition Sonko président Boubacar dégg nga sa candidat ci promesse yi nga xam ni moom lay def. moom daal mën nga ko nangul ay promesse am mais mënoo ko nangul président Macky Sall. candidat xam nga moom day doog a ñëw. ba pare étudier promesse xam nga affaire marché yi muy wax di Diaobé. ñun dañu am programme. de modernisation des marchés soo xoolee Sénégal amul sax marché bu jag sax amu fi boo xam ne dañ ko organiser fii place su jën yi fii place su yàpp yi mu am éclairage ñu koy raxas di ko defar lépp amatu fi parce que ay gis nga incendie marché yi li koy indi pëcc xoo bi nekk ci marché yi dafa montrer que Sénégal organisation commerce sax mënuñu ko def dañu liggéey dafa laaj ñu liggéey dafa am marché yoo xam ne c'est des centres d'échange comme Diaobé léegi autour de Diaobé da ngay créer une activité économique boo xam ne dafay permettre nit ñi di fa def échange loolu li koy waral mooy nga investir foofu mais xaalis bi nga fay investir mënoo ko jëlee ci leb loolu laa bëgg ñëpp comprendre que bailleur de fonds du la jox xaalisam pour nga jox ko say population d'ailleurs même boo bëggee def yenn dépenses yi pour population dañ lay wax lii ay dépenses de transfert la te loolu waroo ko def ñoom dañu wax ne population yi dañu war a libéral ñoom ñoo war a yore seen bopp. d'accord kon nag lii day wone changement bi nga xam ne moom la Sonko bëgg a indi. d'accord merci beaucoup Boubacar ñu dem jëli Ousseynou Diop moom moo ànd d'ailleurs mën nañu wax sax que candidat bu PUR El Hadji Issa Sall moom moo ko fekk ca Ndar Ousseynou maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay ziar bu baax. ça va mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla. ça va nag candidat bi foofu egsi na ci ban waxtu ak ban discours moo gën a fës ci li nga xam ne yëkkati na ko foofu. waaw Issa Sall nag ñu ngi koy xaarandi fii ci diwaan Ndar Géej. jamono ji ñuy wax ak yéen ma nga bàyyeekoo foofu ci Louga ngir jubal fële ca Sakal foofu lay jaar bu paree ñëw ci Paal fii ci place Faidherbe ba nag la ko ay militants di xaar liñ ci mën a jàpp mooy fii ci diwaan Ndar Géej moom rawatina ci seen siège bi nga xamante ni mooy siège u PUR bi nekk ca fële ca Soor askan wi bare nañ fa lool ci place Faidherbe bi itam naka noonu
ngir xaarandi ki nga xamante ni mooy Issa Sall ngir nag ñu daal koy mën a teertu fii nga xamante ni mooy ci place Faidherbe fii nag ñu ngi xaarandi moom Issa Sall ndaxte ay militants am ñu ci bare boo gisee sax la ñuy wax mooy que ni li ñu bëgg daal mooy jafe-jafe yi Ndar di dund jamono ji lépp ñoom ñu taxaw ca bokk na ci lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy géej gi jafe-jafe yi muy am waaye tamit lu jëm ci wàllu avancée de la mer bay yu ni mel moom nag xam naa ni du ñàkk ci kanam dina ñëw fii ci diwaan Ndar géej lu ci am mantaam am daal incha allah rabi Pape daal leen ko baaxee bu nekk yàlla. jërëjëf Ousseynou Diop kon mu nekkoon suñu correspondant foofa ca Ndar moom nag mooy war a teeru kon candidat bi di El Hadji Issa Sall kon eggagul foofa ca Saint-Louis. mu yemoo itam nag ak waxtu bi daal di jeex Boubacar bu fekkente ni am nga message bëggoon naa ñu aborder wàllu violence bi. ñàkkul bu fekkente ni am na loo ci mën a aborder. ak sa message bi nga xam ne itam bëgg nga ko. violence bi mooy li nga wax sànq rek xam nga doo ñëw nit ñu chaise am ñu toj ko nga ëlbatiku nga ne moo ko tojal boppam. aujourd'hui violence bi man sama position ak position président Sonko ak position ñi àndal yëpp benn la responsabilité pour dakkal violence bi état bi la. te violence yi ñu gis Sénégal yëpp avant élection yi ak campagne bi yëpp camp au pouvoir bi ñu ngi ci biir bu ñu taxawee rek mu taxaw gis nga fan yi ni mu seddee dañu taxawal seen loxo. bi ñu demee ba yegg ci situation bi nga xam dafa am ay nit ñu gaañu ñu ngi ci profité di leen jaale di seet ñi nga xam ne ñëpp feebar nañu di masawu aussi journalistes yi nga xam ne agressé nañ leen. donc ñoom bu ñu bàyyee rek dëkk bi di sedd ñoom ñoo yore violence bi ñoom ñoo yore position boo xam ne ñoom ñooy def violence ñun ñi fekkee naa man dugg naa ci caravane. ñuy wër Fatick ñu taxaw ak seen i gourdin ak seen jaas yu taxaw suñu diggante yoon keroog bu ñu deful woon mot lu nekk dina ci am xale yi ñuy gaañ dañ dem fekk leen ñu nekk ci buntu kër bi tey ñu xeex ak ñoom ba gaañ leen ñun ñoo dem hôpital seeti leen donc ñoom ñooy def violence bi. bu ñu arrêté rek violence bi arrêté bu ñu arrêté wul nag xam nga li ci mën a am dafa bare te ñun ñaanuñu yàlla loolu am ci mais dëgg bu ñëwee rek dañ koy wax. donc ñun li ñu mën a conclure ci loolu mooy que ñun yàlla may nañu chance aujourd'hui ñu am. koo xam ne kii wax dëgg yàlla mun nañu yaakaar ne li muy wax gëm na ko wane na ko am na fit bi am na xam-xam bi jaar na fi mu war a jaar jàng na fi mu war a jàngee dugg na ci école yi mu war a jàngee xam na nu ñuy gérer état ànd nag ñi mu war a àndal te aujourd'hui occasion bi ñu am moom la Sénégalais yi am pour def vraie rupture. maintenant képp ku ñu fekk ci rupture boobu ci wàllu tactique dañuy ànd ak yow mais ci wàllu stratégie ñun programme bi ñu am pour casser système bi. pour defaraat réew mi programme boobu kenn mënuñu ci détourner. par contre képp koo xam ne mën nga ñu dooleel ba ñu jot ci nguur gi organiser ko dinañ ko àndu nawle. loolu moom mooy différence su président Sonko. et ñu ngi ñaan sénégalais yi ñu comprendre loolu xam ne li jot pour ñëpp jot ci li ñëpp bokk. jot na. jërëjëf d'accord jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon Boubacar Camara ñu gërëm ko bu baax ci wisi bi nga xam ne wisi na ko tey ci édition 17-18 ak télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen 17-18 ak télévision Futur Média di gërëm Astou Mbène Kane bu baax a baax ci réalisation bi ni mu ko defee di gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci apulaay ci biir régie bi jërë ngeen jëf.